Sénégal diaspora nuyu naa leen Sénégal daal dinay am ñetteel bi ki faatu ci jàngoro yi coronavirus fële ca bët saalumuk réew mi ca Ziguinchor ñu koy jàll mbokkam di ko jàll mbooleem réewum Sénégal te di sàkk suñu borom mu daal di fi yem loolu mooy li nga xamante ne tey moom moo gën a fës ci bésub tey bi waaye lu jëm ci mbirum cas communautaire yi tamit daal dinay jéggi dayoo ndax toll na ci fanweer jamono ji ci ab xayma cas communautaire yi ci pàttali mooy ñi nga xam ne maanaam wàllante bi ci suñu biir bu ñu ko amee xamuñu kan moo leen ko jox ak fu ñu ko amee loolu mooy wàllante bi mu ngi ci suñu biir kon loolu mu ngi tàmbalee jéggi dayoo ba tax na makkaanu joriñ ci ñu dénk lépp laaju ci wàllug wér-gu-yaram daal na si yëkkati ay kàddu bés njiituram daañu si dikk si kanam tuuti waaye tey dañu leen defal benn spécial boo xam ne dañuy yittewoo waa Chine gis nañu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy réew yi Afrique yi ña fa askanoo te nekk foofu la ci réew ma dañuy faral jamono ji di am ay jafe-jafe yooyu la nag daañu ko waxtaane tey fii ak kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci kuréel ga boot Sénégalais yi fa nekk li waral ñuy wax ak ki nekk fii mooy ña nekk fële ñu bañ leen a mettre en danger loolu moo waral kon tey ki fi teew di seen ki chargé de communication ñu si jokkoo ak moom ngir mu leeral ñu anam yi nga xam ne noonu la ñu toogee foofule ginnaaw gi daañu ñëwaat si ñaareelu xaaj bi ndax ñaari xaaj lay doon muy waxtaan wi nga xam ne dañu koy jagleel kii waral coow li wala lenn ci coow li jamono ji muy Demba Diop Sy député bi nga xamante ne moom moo yore benn entreprise bu tudd UDE te yëngu ci wàllug transport ak yu ni méngool tuddoon nañu ko ci coow lu am ci wàllug ceeb bi ak transport bi indi na ci ay leeral ginnaaw bi makkaanu jëwriñ ji ñu yore lépp lu jëm ci wàllu woowule développement communautaire addo gannaaw gi nag daañu ñëw ci ay ñaan ndax xam ngeen ni jamono ji jamonoy ñaan la jamonoy dellu si yàlla jamonoy tuub la loolu rek moo war ci jamono ji borom xam-xam yépp wax nañu ko loolee waral daañu jeexale ñaan gi ci jàngu bi niki noonu ci kër diine yi loolu mooy li ñuy sàlloo jamono ji ci xeex ànd xeex coronavirus professeur asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa Khalifa. li ñu ko baaxoo dañuy njëkk a dem rek ci màkkaanu joriñ ji nga xam ne moo yore wàllug wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr mu dellu seeg ñun ci tiis wi ak tolluwaayub jàngoro ji ci réewum Sénégal niki tey. mais nag tey li ñu jaaxal te jaaxal ñu dëgg mooy lu ñuy wax cas communautaire mooy loo xamante ne xamuñ fu mu nekk mu ñuy yot ñun ñëpp te man ñu jàpp situation bu bees boobu nag képp kuy père de famille képp kuy leader d'opinion war nga taxaw pour que cas communautaire boobu ñu taxaw si mu génn réew mi ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi digle pour que ñu mën a takk masque yi bu baax surtout ñi dem ci bërëbu yi xamante ne liggéey dafay am comme marché yi comme transport en commun yi comme lieu public yi may wax ne maa ngi remercier bu baax a baax taskatu xabaar yi di remercier administration territoriale bi ci turu personnel de santé yépp ñi ngi leen di remercier di wax ne nañu taxaw bu baax pour respecter consignes yépp pour que Covid-19 bi mën a génne suñum réew. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test juróom-ñaar ñoo ñëw positif bon nag ñoo am jàngoro ji ci juróom-ñaar yooyu juróom yi cas contact yu ñu doon suivre la ñaar yi nekk ay cas communautaire mooy ñu am jàngoro ji te kenn xamul fu ñu ko jëlee mën nañ leen yëgal tam ne ñeenti patient yu newoon hôpital wér nañ ci bésu tey bi danañ leen génne ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñi ngi yëg tan bu baax ba mu commencé ba léegi ñetti téeméer ak ñeent fukki ñaar yu kaa la ñu jot fii ci Sénégal man ko déclarer ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yooyu
téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wér nañ si, ñaar génn nañ si àdduna, kenn évacué nañ ko. bon nag si suñu hôpitaux yi tey ñi ngi fay faj téeméer ak ñeent fukk ak benn patient. kon tolluwaay baa ngi noonu jëwriñ ji mu ngi ubbee tolluwaayub cas communautaire yi njiitu réew mi également Macky Sall daal dina koy feelu ci Twitter daal di fàttali doomu aadama yi rek taxawaay bi nga xamante ne ni moom la ñu war a taxaw ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu cas communautaire yooyu la ci waxtaanu mu seq ak suñu naataango yi nga xam ni ñoom ñooy waa France 24 ak RFI daal dinay wax ne nañu gën a bàyyi xel ndax kat boo moyt daañu gën a yéegal couvre-feu bi dale ko juróom-benn waxtu ci ngoon ba ci 7 heures du matin te it bu fekkente ne mbir mi ba tey mu ngi gën di jéggi dayoo muy cas communautaire yi boo moyt dana am yeneen yu gën a tar ci ay dogal professeur loolu lépp di ay jàngat yoo xam ne xëy na ak fàttali rek lay doon ndax noppi ñu ko wax bi ñu dalee ba nëgën nii. booba léegi ñu ngi koy wax. di ragal nag li ram yegg ci ñàkk bi yàlla na bu mu fa yegg. amiin kon nag nañ gën a farlu daal. te xam ne mbir mi mu ngi suñ biir te day law. kon nag ñun ñooy barrière bu njëkk bi. mu ngoog jamono ji mooy jamono ji nga xam ne si lañ daan dalal maire yi maire bu Sandiara moom mooy ka nga xamante ni moom mooy doon suñu gan waaye altine la ñuy ànd ak moom tey ji ñu defal leen benn spécial boo xam ne mu ngi jëm ci wàllu coow li nga xam ne ci mbirum transport bi Sénégal ku nekk ci wàllu wa nga féete yaa ngi si bëgg ay leeral ak ki nga xamante ni moom mooy Diop Sy te ñu tuddoon ko ci anam yi nga xam ni noonu la ñu ko jébbalee marché bu jëm ci wàllu transport bi maanaam jël ndimbal li jële ko fii ci biir réew ci biir Ndakaaru yóbbu ko ci yeneen diwaan yi nekk ci biir Sénégal kon ñu teewlu waxtaan wi ñu séq dellu siwaat ci waxtaan wi ak professeur ak ñeneen ñi ñu nar a àndal tey ji ci aljuma ji. salaamaaleykum Diop Sy. maaleykum salaam. alors Diop Sy jamono ji coow li bari na ci transport bu ñu ne moom lañ la jox wala benn ci partie transport boobu. ngir lu jëm ci wàllu ko ceeb bi ñu war a yóbbu biir Sénégal d'abord nga expliquer ñu jeunesse bi nan nga def ba jot ci marché bi ñu la jox. Khalifa maa ngi lay remercier ci li nga may interviewé ñun société bi dafa am Diop Sy am société bi da bëgg d'abord ñu def la part des choses j'ai une entreprise boo xamee ni que day soumissionner dans les marchés entreprise bi moo tudd UDE. L'entreprise a soumissionné parce que gis nañu benn appel au niveau du journal Le Soleil ak beneen observateur les conditions yi ñuy wax ne que bu ko nit amee war na mën a soumissionner l'entreprise bi quand elle a jugé que ne mën na ko nekk ak ay yeneen transporteurs yu mu àndal ñu dem soumissionner comme yeneen entreprise yi ni ñu soumissionner c'est ce qu'on a fait. alors UDE yan critère si critère de soumission yan critère la rawee yeneen critères yi qu'est-ce que UDE avait de plus. Bon man dama dajale ay transporteurs yu mag j'ai pris 2 à 3 transporteurs yu mag yoo xam ne ay transporteurs parce que dañoo xam ne soit dañuy def ay groupement pour ñu ñëw wala individuel wala groupement j'ai pris 2 à 3 personnes yoo xam ne c'est des transporteurs yi ma wóor ne que seeni oto mi ngi fi am nañ ko ma def groupement ak ñoom. Donc nous, on a fait un truc avec 200 camions. On a fait une offre avec 200 camions. 200 camions yi man moo ma yëpp Ndongo Fall daf ci am damay tudd parce que tamit damay bëgg nit ñi xam ni ñan laa ci àndal. Astal daf ci am c'est un transporteur muy Delta ak ñeneen mënuma tudd ñu ak ñoom Touré et ainsi de suite. Donc c'est un groupement qu'on a fait pour man maa jiite nag sama entreprise moo jiite groupement bi c'est tout amul leneen. donc si gàttal UDE dafa sous-traité pour mën a soumissionner ci marché bi. non sous-traité ñun dañu am plateau comme ñoom ni ñu amee ay plateau. On a des plateaux on n'a pas sous-traité le marché on est parti en association avec les autres dans le marché mais on n'a pas sous-traité ñun ñoo bokk même niveau d'information ñoo bokkandoo def ay prix ñoo bokkandoo def lépp ba d'accord ci ñuy dem soumissionner c'est ce qu'on a fait. la mooy terme marché bi. terme marché bi c'est clair denrées yi dañu bëgg ñu acheminer ko dans les régions le plus rapidement possible la capacité dañu waxoon ne que oto ku amul 50 camions plateau waroo mën a soumissionner nous le regroupement qu'on a fait on était à 150 plateaux donc c'est tout donc ñun loolu rek moom moo doon terme bi nga xam ne moo ci gën a am importance parce que vu l'urgence pour ñu yóbbu ceeb bi au niveau des populations moo tax ñun tamit on a participé c'est tout comme tous les Sénégalais nag parce que tamit war naa mën a participer man tamit comme Sénégalais. justement UDE si boppam muy société boobu nga xamante ne ni moom mooy sa société dañu ne dafa nekk liquidation judiciaire
donc loolu du méngoo ak yoon pour mu mën a bokk si ñuy xëccoo marché bi. waaw xam nga Khalifa société bu nekk liquidation judiciaire du am benn document administratif bu valable dès l'instant que tu es en liquidation judiciaire rek am na dañuy désigner liquidateur bu ñu désigner liquidateur après c'est le liquidateur qui gère la société. On n'est pas arrivé dans ce cas-là. Il y a eu un jugement que les gens ils ont fait et quand ils faisaient le jugement nous on n'était pas présents. Jugement bi nu mu tëddee woon. Jugement bi c'est-à-dire c'était pour une dette de 76 millions avec une entreprise. Donc ñun on a tout simplement reçu le jugement on s'est réveillé rek on a reçu un jugement on a fait appel au jugement parce que tamit procédure la société yi da ngay am kenn ku ci nekk da ngay wut sa pexe. Ils ont fait, on a fait un appel. Quand on est parti faire l'appel, on a trouvé un consensus avec la société bi nga xam ni moom lañu ameeloo xaalis bi. Donc je pense que ça a été réglé au niveau du tribunal. Je ne veux pas revenir là-dedans. Maintenant, parce que jugement par défaut jugement la après si ngeen sakkuwaat ñu enrôlé waat dossier bi ñu ko enrôlé waatee ban décision lañ jël muy décision finale bi. décision finale tribunal bi avant mu koy jël dafa nekk pour ñu def protocole d'accord ñun ak société bi nga xam ne moom lañ amaloon conflit. On a fait un protocole d'accord sur lequel on est tombé d'accord et le tribunal l'a approuvé puis la décision a été éteinte par le tribunal d'appel c'est tout. beneen question bu concerné UDE yow da ngay député ba noppi am entreprise ñi nga xam ne ñoo amoon njàng ci wàllug charte yoon ni muy doxee ñu ne loolu méngoowul ak dëgg ndax méngoowul ak yoon lan nga ci mën a tontu. foofu tamit damay dellusiwaat rek pour deux choses. benn bi mooy dans le règlement de l'Assemblée ak dans le seen loi yi nga xam ne moom lañ teg ci biir assemblée yëpp amul interdiction bu fekkoon ne que avant may nekk député awma entreprise bu boobaa c'est valable l'entreprise moo jëkk député bi téeméeri junni yoon j'ai eu l'entreprise 20 ans avant may nekk député donc je travaillais 20 ans avant ce que l'Assemblée te demande c'est de demander une dérogation ça a été fait depuis 2012 depuis 2012 ba léegi maa ngi gagné marché kenn mësuma poser problème bi kon pour man je ne vois pas où est le problème l'Assemblée ne m'a pas dit l'Assemblée aussi a sorti un document pour expliquer que j'ai le droit de gérer mon entreprise malgré que géré ma ko directement voilà il y a un directeur général mais comme damay taxaw rek c'est comme ça que ça se passe. Donc li nga bëgg a wax mooy tey jii Assemblée nationale jox na la sañ-sañu continuer sa activité en tant qu'entrepreneur. Bien sûr loolu laa lay wax parce que ñoom defar nañ benn document defar seen nu mu tudd seen démenti par rapport à li nga xam ne moo jot a génn nit ñi yaakaar ni que boo nekkee député rek amoo droit def dara ça veut dire que boo nekkee député daal da nga war nekk député rek waroo liggéey war def dara. document bi kañ la génnoon. loolu yàgg na document bi nga ma lay wax nii il l'a sorti avant-hier. L'Assemblée l'a sorti avant-hier c'est pas moi waaw. si beneen wàllu aussi am na ñu wax ñu bari wax ni Diop Sy prête-nom la ci mbir mi loolu ni mu tëddee. man est-ce que nuru naa la kuy nekk prête-nom ma lay laaj ndax nuru naa la man kuy nekk prête-nom je n'ai jamais été un prête-nom de qui que ce soit et je ne le serai jamais du mës a am si àddina moi je me suis fait tout seul donc du wax toog ba léegi di dépendre si nit. li ma am maa ko ñàkk liggéey ko man kenn ba yàlla dimbali ma ba ma toll fii sama xel xalaatul di nekk prête-nom qui que ce soit te du mus a am si àddina. am na ay plainte wala ay kalaame yoo xamante ni tey am na benn bu ñu si déposé au niveau de l'OFNAC qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça. yëguguma ko. conflit d'intérêt. nañ ko indi parce que man awma problème yi ni ci am nañ ko xoolal nañuy déposer plainte bu leen neex. awma problème avec l'État avec aucune autre institution li muy liggéey je le fais clairement kenn mësuma gis ñu ne Diop Sy dafa triandé kenn yóbbuwuma tribunal condamné ma parce que jël naa xaalisu jàmbur kenn mësuma gis ne ma dañ ma sant liggéey ñu ne def ma ko normalement mësul am te du am jamais. Eh bien kon tey jii lan mooy doon sa taxawaay par rapport ak coow yi ñu dégg yëpp ak tuuma yi nga xamante ni yëpp tegu na sa kaw. waaw coow yeeg tuuma yi dama bëgg d'abord nit ñi xam ne que dégg naa ay nit yu ne Diop Sy du transporteur dama judd ci transport mon père était transporteur juddu nekk transporteur di liggéey ci transport kon ñoom mënuñu wax loolu bi ñu demee ba Sénégal am problème ñu war a wut naan dañuy def renouvellement des gros porteurs man Diop Sy maa dem wuti ji ay camion indi ko Sénégal
pour ñu def renouvellement des gros porteurs kon tey ñiy wax xëy na ñoom ñoo dul transporteur parce que ñi may critiquer dama ne ñoom kenn si ñoom ku nekk na indi benn carte grise boo xam ne turam a ngi si ñii wax ñëpp laa wax amu ci kenn ku ci am carte grise boo xam ne carte grise du camion la kon tey vraiment du ma wax dara bi ci des damay yëgal nit ñi nekk transporteur ça ne veut pas dire que ni que da ngay nekk transporteur transport da ngay nekk ci benn côté rek am naa ay camion hydrocureur am naa ay camion poubelle am naa ay camion plateau am naa ay benn donc li may liggéey yëpp xam naa ko vraiment loolu lañ gis lu nekk rek am na loo xam ne que maa ngi koy def mais dama koy def teg ko si yoon je ne fais pas du n'importe quoi tey jii kenn ku nekk ngi wax mais ñun bi ñu defee plaquettes yi lii yàgg na am naa ay bulldozer am naa ay chargeur am naa lépp loo xam ne matériel pour liggéey am naa ko am na ay places yu bari xam ne terrassement yi maa ko defar depuis 2000 ba xaw ma 2005 ba léegi xanaa tey la nit ñi wax ne que liggéeyuma wala mosuma liggéey maa ngi liggéey de tout le temps mosuma changer place ñi wax nag ñoom xam nañu la moo tax ñuy wax bu dee politicien la amu ci benn politicien bu ma yem si si ñoom ñoom ñëpp laay wax la ñoom ñëpp politiciens yëpp laa wax amu ci ñoom nañuy liggéey comme man damay nekk politicien di liggéey politicien bu liggéeyul nag pour man maa ngi yow bokkuñu kàddu du ma wax ak yow parce que dama jàpp ne politicien bu liggéeyul day am lu wut man wutuma poste bëgguma ñu fal ma dara li ma am man kenn maa dem assemblée nationale tout seul ànduma ak benn parti je suis parti tout seul kon man li ma def ñeme naa ko du ma def lu dëng du ma wax lu dul dëgg du ma fen xam nga ñaare politique bi mooy tax li si ëpp connivence yi dañ koy faral di soupçonner ba gis ne parparloo dafay am ci joxe marché yi su diggante ak Mansour Faye par exemple lan mooy seen diggante. Mansour Faye ak sama diggante moom amuñu benn diggante bu weesu Mansour Faye ministre la man député la Mansour Faye c'est un ministre je suis un député amul benn ministre boo xam ne di nga ñëw assemblée te doo ne xamuloo ma mënul nekk quelquefois aussi nit ñi li ñu bëgg dafa yomb parce que benn histoire am na ñu ne yow mi waratuma xam xalifa xam naa ko dama koy xam ak lu munti am dama koy xam parce que loolu mooy dëgg bu fekkee nit ñi dañoo bëgg ñu yor nit ñi ci ay fen wala ci loo xam ne du dëgg ainsi de suite mësuma ànd ak ma c'est la première fois tey Mansour Faye nekk ci benn dossier ma nekk ci ak moom mësul am deuxièmement xalifa ceeb bi ñuy wax nii transporteurs yi ñu ngi wax mais xam nga waxuñu lépp ba ñu demee ci Mansour Faye ne dañuy réunion ñoom entre ñoom dañoo xuloo ñii dañu demandé 50 francs la tonne kilométrique ñenn ñi ne ñoom dañuy joxe seen oto gratuitement ñu nekk ci diggu réunion bi xuloo ña waxoon dañuy joxe 50 francs la tonne kilométrique indiwuñu seen i camion ñenn ñi ne par principe comme ñun xasoon nañ suñu kàddu xasoon na ba génn dañuy joxe suñuy camion. pour dellu si coow loolu waa transporteurs yi gros yi ñoom dañu ne dañuy jël seen ay camion lim bu takku jox nguur gi lu dul gasoil soxlawu ñu ko si moom lu dul carburant soxlawu ñu ko si moom loolu moo nekkoon ñoom li ñuy wax en tout cas opinion bi dafa mel ni yow loolu méngawul ak li nga xam. dama ne loolu la ñu waxoon au départ wax ko ci télévision wax ko si rajo ba ñu dajeek ministère bi dajeek DAGE yu ministère bi dañoo xuloo entre ñoom man néew moon ci biir réunion bi wante li xew ci rajo bi xam naa ko. deuxièmement ñenn ñi dañoo laaj 50 francs la tonne kilométrique ñenn ñi du ñu laaj xaalis parce que essence rek la ñu waxoon ci rajo ak télé bi mu nekk xëccoo entre ñoom donc genn wàll gi ne ñoom duñu joxe seen oto ci neen ñenn ñi ne ñoom dañuy joxe seen oto si neen loolu moo indi coow bu bari bi muy benn donc ñi nga xamee ni que dañu doon wax 50 francs la tonne kilométrique moo gën a cher 10 fois ñun li ñu def li ñu proposé ñun li ñu proposé ministre bi wax na ko à la télévision jaruma si dellu siwaat am na yoo xam ne du ma si dellu parce que ministre bi wax na ko ba pare mais li ma bëgg nit ñi xam rek mooy ñun bu ñuy def man mbokk bi may dugg si yi ma si di nekk mën nañ ko def pour dimbale population yi moo tax. xam nga bu fekkente ni transporteur dañ taxaw ne gratuitement la ñuy joxe seen ay camions ñu bàyyi leen fii jël keneen koo xam ne dañu koy fay xam nga loolu dina tey xelu askan wi. kon da nga bëgg a wax ni kon li tax jëwriñ ñi teg leen fële. jël la yow mooy ñoom dañu jubawul ci seen biir. ñoom d'abord jubawuñu seen biir deuxièmement lañ doon wax gëmuñu ko maanaam piège la xam nga fii dëkk bi ñun fii lañ dëkk comme ñoom mënuñu def lu ñu xamul mënuñu wax lu ñu xamul tey jii daa la wax de ñoom
bi ñu waxee ne que dañu indi seen i camion ñoom ñooy chargé bi ñu ñëw ci plateforme bi pour charger dañu ñëw ministre bi dama comme ñoom dañuy maye tant que ñoom pare wuñu yow doo chargé ma gaare oto yi ma am yëpp wante 62 camions la ñu chargé 62 camions la ñu chargé il faut que quand même nit ñi aussi di xam aussi la moo fi xew ñu bàyyi leen toute la journée ñu chargé wuñu lu dul 62 camions waaw tey 20 camions la ñu chargé dëgg loo dëgg kon loolu ñooñu mënuñu ma wax dara nous li ministre bi joxe ci nga xam ne moo dem dans les régions ça fait 250 camions ñun ñoo ko yóbbu du ñoom 62 camions lañu def 62 camions ñu def demaguñu yenn yi Thiès dem yenn yi Fatick kon ñun xam nañu bu baax li ñuy def lan la. comme ñuy wax yëpp yi dugg seen poste ñaata lay tollool. mais ñun dara duggul suñu poste Khalifa. si li ngeen xaatim si li ngeen signé. mais li ñu xaatim li ñu wax naa ko keroog la dernière fois li ñu xaatim yemul parce que ministre bi joxuñu transport bi yëpp ñun yoruñu ko donc ñun liñ ci yor dong la ñu mën a xam. parce que dañ ko def par étape loo mën a loo liggéey rek lañ lay fay loo liggéeyul kenn du la ko fay. ñaata ngeen liggéey mënuguloo xam. mais ñaata la sur le principe xam ngeen ñaata la. non actuellement sur le principe mënuguloo xam exactement ñaata la ça dépend si oto yi nga indi ça dépend aussi ci lieu yi ngay. am na principe de base tout de même. mais am na principe de base c'est-à-dire prix ñuy joxe ainsi parce que ministre bi dafa ne tant que maa ngi am oto boo xam ne dafa koy def gratuité foofu du ma ko joxe donc kon kooku dee wàññeeku si budget bi nga xam ne moom la prévoiroon fi ngeen yéen nag yow tamit tant que demu leen fi ngeen di dem fay du ma leen fay ku nekk da ngay dem fi nga xamee ne que boo fa demee boo ñëwee ma fay la mais mënu ma estimer par exemple tey ne dama lay jox ñetti région te fekk am na keneen ku mun def région bi te du yow donc kenn ku ci nekk la mu lay fay xamaguloo ko Khalifa c'est-à-dire affaire bi c'est tellement facile c'est-à-dire dana ne moom li mu bëgg mooy lu gaaw ki jëkk ñëw rek lay jox boo la joxee région bi boo paree mu jox la benn région boo paree mu jox la benn région point. bu ñu raisonné en termes d'unité par exemple bu ngeen ku dem benn région ñaata ngay am loolu ñaata ngeen évalué. am na région yoo xam ne mën nga dem am 15 millions am na région yoo xam ne mën nga dem am 20 millions ainsi de suite ça dépend de la région et de la distance ak du prix ak du montant à payer. kon signé ngeen contrat boo xamante ni xamagu leen ñaata ngeen di am. mënuñu xam parce que li ñuy signé contrat bi ñu signé mooy am na prix bu ñu joxe déjà. mais non prix ñu joxe moom la ministre bi joxe. li ci des mooy quantité bi ñaata lay doon pour ñu xam ñaata lañ joxe ñaata la ñu am tant que chargé wuñ ko ba yóbbu ko ba ñu indi bon bi mënuñu xam ñaata la ñu am. professeur Diop Sy la ñu déglu léegi ci tuuma yi nga xamante ni mu ngi si kawam li mooy xaaj bu njëkk bi daal ñaa si xaaj bu mujj bi léegi ci xaaj bu njëkk bi yow ban njàngat nga si njëkk a def par rapport ak tuuma yi fi mu dalee ak li mu si indi ci ay tontu. waaw bu fekkee déglu nga ko bu baax de. li mu wax mel na ni xaw naa yenu maanaam xel mën na ko nangu. mais nag pour nga wax de façon très claire il faut nga am tous les éléments d'appréciation. et par honnêteté intellectuelle man awma tous les éléments d'appréciation. mais bu dee dañ ko tënk rek ci li mu wax ne am na ñoo xam ne dañ ñëwoon ca njëlbeen. ne dañuy jox nguur gi laajuñ ko lu dul gasoil ñu daal di yóbbu mu nekk loo xam ne ñoom ñoo ko defal seenum réew. waaye nee na bañ demee ba ci biir na mu waxee ca réunion boobu mu am xëccoo xiiroo ngaayoo seen biir boo tax na mujj gi sax ñoom la ñu waxoon ne moom la ñuy def duñ ko def. boo tax na mu ne ministre bi ne ko toogeel na le ñii nga xam ne ñoom gasoil rek lañ laaj nañ leen ko jox ñu yóbbu bu ñu yóbboo ba pare la desandi nga bon ko couvrir yow. ñu jox la ko nga yóbbu ko. bu fekkee ci noonu la taxawee mu waxee ko noonu ñu déggee ko noonu xel daf koy nangu. mais au-delà de li muy wax de manière principielle rek. la ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo ñu jiite. yu mel nii parce que fi mu toll nii Khalifa. xol yi dañu war a ànd. fi mu toll nii xel yi dafa war a ànd. dañu war a xàcceendoo dañu war a dóorandoo. parce que benn noonu lañ am mooy mbas mi jàngoro ji nga xam ne moo nekk suñu biir. fi mu nekk nii ñu ngi divertir énergie yi. di leen détourner de l'essentiel ci coow loo xam ne xëy na bu fekkoon tegoon nañ matuwaay en amont mu leer ñu communiquer ci nañ ca war a communiquer. xëy na mën na am coow li nga xam ne mu ngi ci. du ci am parce que encore une fois boo ko seetloo avant li di am mu ngi mel ni ñuy wax ci tubaab union sacrée. maanaam pour une première fois ñi jógee opposition ñi jógee société civile ñi ne ci nguur gi citoyen simple comme man ak yow. ñëpp dañoo ànd ak ki nga xam ne mooy njiiti réew mi ñu ne nag benn noonu lañ am moo di mbas mi nañu boole suñuy doole. suñuy kattan daal di jéem ko xeex. kon lii bu ñëwee dugg ci indi jiixi jaxa booy déglu taskatu xibaar yi boobu dong la ñuy wax dafay mel ni sax da ngay fàtte. li taxoon a jóg lii yëpp. kon ñuy ñaax ñi nga xam ne waxuñ ne li ñu def dafa lëndëm. waaye ñu teeloon ko def. communiquer ci anam yi nga xam ne lañ ci waroon a communiquer ba mu leer naññ parce que waruñoon xaar. boo coow li jóg ñuy indi ay leeral. dafa mel ni nguur gi dafa def sax erreur wala faux pas wala xëy na
dafa am lu ko njatt parce que li ñu njëkkoon a wax mooy dañu taxawal kuréel goo xam ne. moom mooy superviser. foofu laay waxee assemblée nationale nekk ci. voilà ñeneen ñi nekk si société civile ñi ko war a composé ko avant ñuy exécuter quoi que ce soit. loolu moo gën a yanu maanaam si ku bëgg lu leer waaw. moo tax ma ne transparence bi foofu la waroon commencé. boo tegoon kuréel gi nga xam ne mooy caytu mooy contrôle dañ looy def booy appel d'offre booy livrer booy def lépp ñu taxaw. kon coow du am mais bu fekkee rek da ngaa joxe ba pare kuréel googu yem ci ak man ak yow. yem ci ne lii ak lii diw lañ jox nangam yi lañ ko tërale dafay indi jiixi jaaxa ci askan wi. kon nag dañ koo talu fi mu toll nii nañ ñu dimbale lii ñu teg ko dans la transparence ñi ci war a jot ci parce que boo gisee problème bi xam nga fi muy gën a jógee sax yenn tur yi par exemple bu doon ci wàllu journalisme la bu fekkee lu jóg ñu ne Khalifa Diakhaté ñu koy dégg une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois ci xelu opinion bi donte sax la dëbul dañ naan mais pourquoi rek waaw lu jóg ci wàllu journalisme rek waa ji daal il est dans toutes les sauces donc loolu lay demee kon nag nguur day toogee ndey ji seex te encore une fois ñu ko waxee exigence de transparence parce que li ñu war a moytu fi mu nekk nii mooy loo xam ni daf ñuy divertir problème bi fi mu nekk nii du problème bu xëccoo ana camion bi yóbbu ceeb ana camion bi nga xam ne moo def tant de kilomètres ñaata lañ ko fay ci kilomètre beeg kii def déedéet problème bi lan la wàllante gii di law ci suñu biir nañ la ñuy mën a boolee suñu doole ànd ak nguur gi xeex pour jëlee ko fi mais encore une fois buñ la dénkee li nga xam ne ñépp ko moom da nga ciy boole ñëpp bu ko defee wax dëgg yàlla kenn du am loo xam ne dina am jeexi jaaxa bu ciy war a am tigi soulevé nga problématique bu am solo wax nga ko lex même expression bi yàlla xam na ni même expression bi lañ utiliser pour laaj que Diop Sy dans toutes les sauces ñu ngi koy dégg ci lii di ko dégg ci laa loolu nag indi na ci aw tontu woowu dina ko indi si bu soo suñu borom si ñaareelu xaaj bi nga xam ne lu ma ci bëggoon yokk Khalifa xam nga neen la assemblée la député la am na dérogation boo xam ne dañ la koy defal c'est-à-dire que yoon dafay am mais li ñuy wax ci tubaab dafa am loi am l'esprit de la loi bu fekkee da ngaa nekk dans la lettre ca dañ ko bindee amul la tënk juridiquement waaye dans l'esprit du gën daal wala bu fekkoon mën na ñàkk daal nga bàyyee ko ñeneen yi yow nekk ci secteur d'activité ba nga nekkoon lu mel ni bu ñëwee comme yow am nga mandat député ba pare pour bañ rek donte nekkul ñu ne dafa utiliser position bi nga xam ne député la nekk pour mën a gagner marché bi dafay indi lënt donte di mu ko waxee jàmbaar la yàgg na ci mu ngi depuis 20 ans mu ngi ciy liggéeyal boppam waaye lii bu ñëwee ñëpp ubbi seen bët yow mii nga xam ne ndaw ji réew nga député nga da ngay arrière bàyyi ñeneen ñi ñu dem dafa mel rek bu ñu naan Mansour Faye digganteem ci wàllu privé ak président moo waral xëy na mu am yenn ndomba tànk yi waaw yooyu yëpp dégg nga ñu ngi naan même moom sax dafa am weddi na ko dafa am jege bu mu jege ak jëwriñ bi mais xam nga yooyu yëpp mën nañ ko éviter bu fekkoon nit ñi ko mënoon dawal seen bopp voilà def nañ preuve d'élégance mais ñoo ko mënoon dawal seen bopp parce que yoon du la may lépp nga jël yëpp parce que taar tam dafa am ci dafa am solo mais en attendant professeur am na kenn ku faatu tey ci Covid 19 bi comme ni ñu ko waxee ca Ziguinchor mais en attendant également suñuy ñoñ ñu ngay sonn fële ca Chine ci benn gox bu ñuy wax Guangzhou ca Guangzhou am na sax sénégalais yoo xamante ne ñoom ñu nga ci Chine ba nëgër ni xëy na li seeni nawlay Afrique foofu di daj moom la ñu daj parce que dër bu ñuul la ñu jànkoonteelal jafe-jafe yooyu la waaye Chine dafa xaw a compliqué ba nga xam ne ngir bañ leen a indil ay jafe-jafe ñoom africains ya fa nekk wala sénégalais ya fa ne moo waral association bi nekk fii fekk seeni membre nga fii ci Sénégal rawatina nekk yor wàllu communication moom la ñu jokkool muy Sidi Laye Sidi asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Khalifa ñu ngi lay nuyu di la ziar. alors Sidi Laye boobu bëgg na nga ni ñu ngi coowul africains yi en Chine jafe-jafe yi ñuy jànkonteel muy loo xamante ne yenuwul maanaa bu ñu xoolee Chine digganteem jamono ji ak Afrique ak sax seen teewaay ci suñu territoire ak si yeneen territoire yi est-ce que mën nga ñu ñëwal tuuti ci benn tableau bi nga xamante ni xëy na moom ngeen jot ne moom moo am foofu la ca Chine au-delà de li ñuy faral di gis ci réseaux sociaux yi. sëñ Khalifa tout d'abord maa ngi lay nuyu di nuyu professeur di nuyu téléspectateur u ITV yëpp di rafetlu invitation bi di leen gërëm aussi opportunité bi ngeen nu may ba nu mën a wax ak askan bi di ñaan yàlla aussi comme ni ñu koy ñaanee rek mu jubal suñuy kàddu ba nu bañ a wax luy yee fitna waaye aussi bañ a raay dëgg ba mu suulu donc actuellement ce qui se passe en Chine comme ni nga ko waxee dafa xaw a sax paradoxal ak seen situation wala seen position boog ci àdduna bi yëpp ni ngi def opération yu am solo seen diggante ak dëkku Afrique yi rawatina Sénégal dañ ko ciy tudd mais boo gisee doomi sénégalais yi lu ñu dund foofu dafa da nga naan sax mënul ne
du ma ci yem ci doomu Sénégal damay yem ci doomu Afrique yi du ma yem ci doomu Afrique yi damay yem ci ñi si yor der bu ñuul spécialement parce que dafa nduroog mbir mi c'est un combat avec contre ñi nga xam ni danoo yor der bu ñuul soo déggee ma wax ko mooy Chine ñoom dañ ne woon dund nañ maladie bi virus bi ba vaincre nañu ko ba nu ko waxee nu tijji seeni frontière ba nu tijjee seeni frontière ñu toogaat tuuti ne dafa mel ni kat virus baa ngi commencé waat di lawaat di wër nu ne léegi nanu xool ñan noo koy tasaare waaye dafa mel ni nag dañ cee ciblé nit ku ñuul boo xoolee sur 4900 et quelques tests qu'on a réalisé si nit ñu ñuul ñi 26 munoo ci positif su ma juumulee ci 4000 et quelques réalisés si der ñuul léegi étranger yi jugee dugg si ñoom dañu ne noo indiwaat virus bi ci biir étranger yooyu bul jàppal ni ñi dugg si je vais pas dire étranger parce que ay chinois yi nekkoon àll dugg si nañ ci diggante bi waaye dañ see ciblé der bu ñuul. mais lan laa bëggoon a xam jël leen li ma bëggoon a xam. mooy lan moo nekk élément déclencheur bi. lan moo waral ñu singali nit ñu ñuul ñi foofule ci benn jamono rawatina si bi propagation bi dellu si waatee. d'accord loolu en fait c'est très facile mais ça da lay reetaan lu sax parce que quand on dit que ni dafa am benn ñu nu def ay tests si ñoom jékki-jékki nu ne ñooñu dañoo rëcc en fait c'est ce qu'ils ont servi à la population chinoise mais en réalité c'est pas ça parce que ça c'est quelque chose qu'on vit au quotidien quand ils te disent que benn Nigérian nanu def test et par la suite mu rëcc il s'est battu avec benn infirmière daw et plus tard les vidéos de l'hôpital ont montré que du woon sax digganteem ak loolu donc ils se sont danoo génnaat nu rectifié wu ne non c'était pas ça du woon nekkete demeewul noonu ndekete li am Khalifa mooy gis nga à Guangzhou ni nga koy waxee Guangzhou principalement dafa nekk ci benn province bu ñu tudd Guangdong léegi à Guangzhou les Noirs ont toujours vécu comme ça ñun noonu nañ mës a dundee danoo mës a fitnaal lu mës a jàll rek événement bu mës a am rek ñoom dañ ciy ëppal lu mës a am rek dañ ciy ëppal jëmee ko ci ñun boo tax nii li ma doon expliquer mooy imaginez kun tëju woon ak chinois yi nekk en confinement total comme ni ko Chine nekkee woon yow nga dundoon si ñoom seen biir génnoo benn yoon ci dëkk bi ñu mettre la en quarantaine confinement bi jeex nga génn ak chinois yi nu jëlaat la dugalaat la jaw spécialement buñ doon dugalaat te ne dañuy dugalaat kay dañuy dugalaat ñëpp waaye nu seggee nit ñu ñuul ñi dugalaat leen ci quarantaine boobu déjà c'est mooy benn discrimination ñu ne déetawaay nu jëlati fayloo leen hôtel yi ñu leen tëj yow yaa jël nit ki mettre ko en quarantaine fayloo ko hôtel bi ñu ne déetawaay lekk bi yaa ko koy jox mais ni nga ko koy joxee day dépendre ci heure yi am na ñu doon toog ba xiif loolu léegi ba consulat yi nekk foofu noonu jugee dajaloo dem wax ak ñoom Union africaine tapé sur la table ñu ne léegi kat bu kenn fayee ci hôtel yi ku nu yóbbul sa note hôtel yóbbu ko sa consulat mu jël ko yóot nu ko ñun dina xam kon nu teggi boobu noonu jékki-jékki nu yuuxu ne lekk yi nuy jox ñu ne kon baax na léegi indilatul leen lekk commandé leen fu leen neex waaye boo xoolee ci réseaux sociaux yi da nga leen di gis ñoom nuy gàddu ay lekk dem di ko jox ñi nekk ci hôtel yi ban koy def dañuy ànd ak seeni caméra di filmer comme si pour wan nit ñi ni jàmm kat am na ñii kat liñ ñuy wax ak liñ leen di wax yéen ñi nekk seen dëkk xool leen ñun li ñuy dund ak ñoom ci jàmm nañ nekk ak ñoom donc bataille médiatique boobu nañuy def di changer message bi li am di indi yeneeni fait mais vidéo yi ñëpp jot ci te gis ko gis nañ ni vraiment ñoom seen comme un crime n'est jamais parfait alors bu ñu doon wane ni ñëpp a nekk ci même pied d'égalité dafa am laaj bu ma la bëgg a bu ñu jëloon ay nit ñu weex waaw wane leen ci hôtel yi tout le monde aurait compris que peut-être lii ñëpp la dal mais nit ñu ñuul yi rek nañuy wane cela veut dire que kon si nit ñu ñuul yi rek la dal très bien alors dafa am benn laaj bu ma la bëgg a laaj boo xam ni c'est vraiment entre nous xam nga ñaari tamit ab toogaay mën naa bañ a jekk ba déranger ki dalal gan est-ce que gannaaw ba da nga ne sa Guangzhou noonu lañ yàgg dundeex ñoom au-delà même de jàngoro ji ndax entre nous franchement est-ce que sénégalais yi toog nañu li ñu war a toogee
ci diwaan boobule suñu àqulaay taalaa rek est-ce que dugguñu si yenn yoo xam ne également dina tax chinois yi ñàkk leen a naw ba ñu doxale neen ñi si ñoom ñu ni nen la. man maa ngi fa dem en 2006 mais benn sénégalais nanu mës a jàpp ci loo xam ne nee nañ loi chinoise da koy tere. leneen li ci des lépp mooy li nga xam ne dañ naan situation irrégulière sa kayit jeex na sa passeport da nga ko war a renouveler wala sa visa jeex na mais amul benn sénégalais faut commettre benn crime à l'heure actuelle amul benn sénégalais bu nekk en prison en Chine. benn sénégalais am na benn sénégalais quelqu'un d'origine sénégalaise mais yeneen kayitu nationalité la yor. mais pour te dire que ni les sénégalais chaque année sax gouvernement chinois bi day génne ay rapport par rapport ak dëkk yi fa nekk ak seeni nit Sénégal gàcce ngalaama chaque année ni ngi ci liste bi nga xam ni mooy defuñu dara lu ñaaw lu leen di reprocher. très bien alors jamono ji ñu toll nii ci wàllug coronavirus bi gis nga am na lenn ci ay autorités consulaires yoo xam ne dañu dem jàmmarloo ak autorités chinoises yi pour sax fuqarti yenn passeport yu ñu saisiroon loolu feeñ na ci vidéo yi ñu gis. seeni passeport yu ñoñ. notamment nigérians yi. lan mooy taxawaayu autorités consulaires yu Sénégal yi foofu la ca Chine par rapport ak doxalinu chinois yi ci suñuy citoyens. gis nga Khalifa mbooloo moo dem di nga am ñoo xam ne dañuy jël démarche leader ay leader vrai benn genre leadership bi ñuy incarné gis nga le consul nigérian ba nu jëlee seen concitoyen di leen traité yenn traitement yi il s'est levé et sans attendre que nu naan ko lii am na wala lee amul il est allé directement gis ngeen vidéo yi nangu passeport nigérian yi nu kii bien que après ñëpp nag def nañ leen ci même niveau tëj nañ ni ñu war a tëj parce que tëj laa ko mën a tuddee confinement boo xam ne wala quarantaine boo xam ne dañuy sceller buntu yi am na ñoo xam ne ci hôtel yi la nekk am ñoo xam ne ci kër yi la nekk léegi les autorités consulaires ñun mën nu wax defuñu dara parce que jug nañ dem def délégation ak seen doyen nga xam ne c'est une malienne nombre de 20 daal dem nañ waxtaan ak gouverneur mooy état chinoise bi mais état Guangdong def nañ li ñu war a def ni ngi ñuy rendre compte te nee na ni ngi rendre compte état du Sénégal ci lépp lu fay mën a am mais taxawaay boobu noonu waa Nigéria am taxawaay boobu doyenu Mali bi def na taxawaay bi ni mel daanaka mais ci benn proportion bi gën a wàcc mooy jël na ay otoom yépp ci ay ñam wër fi concitoyens yi nekk jox leen li nu dundee peut-être loolu c'est des démarches à saluer mais sur le terrain concrètement je vais pas mettre les gants sur le terrain gisuñu vraiment représentation consulaire bi mais nag ni ngi wax ak ñun ils sont en train de travailler parce que am na amélioration yu bari yu am d'ailleurs à l'heure où je vous parle beaucoup de Sénégalais presque pour ne pas dire tous ont été vraiment libérés et ils sont chez eux j'emploie le terme libérés parce que c'était une prison c'était vraiment une prison mais état consul bi ni ngi liggéey ni ngi rendre compte à la tutelle maintenant c'est à la tutelle de réagir état du Sénégal maintenant Khalifa moo war a réagir puisque rendre nañ leen compte ba pare depuis le début jusqu'à maintenant amul benn autorité ci Sénégal et je parle en connaissance muy chef de quartier je l'ai dit ci fenn ba ci président amul kenn ku ci réagir tout à l'heure j'ai fait benn sortie ma ne le consul n'est pas à Guangzhou je rectifie il est effectivement à Guangzhou mais ñun ki ñuy waxal mooy le chargé des affaires consulaires monsieur Asmalik mais le consul vraiment waxante wu noog moom directement mi ngi rendre compte à travers Asmalik voilà loolu daal laa mën a wax seen taxawaay mais je suis pas nihiliste vraiment parce que ñoom ni ngi def li ñu war a def mais nag c'est toujours comme il le dit sur le plan diplomatique et tout ça. la mooy situation sénégalais yi foofu par rapport ak feebar bi am na ñu feebar ba tey nekk hôpital est-ce que wala am na ñoo xamante ne nii feebar nañu ba génn wala am na ku fa feebar ba lor. c'est ce qui est paradoxal si li chinois yi def aucun sénégalais n'a été testé négatif excusez-moi. Positif je veux dire excusez-moi oui, aucun sénégalais n'a été testé positif ils sont tous négatifs. Tous négatifs dañ leen testé nu négatif ñu dugal leen quarantaine ñu génnaat ñu dugalaat leen quarantaine certains d'entre eux et pour te dire que affaire bi c'est presque une farce
am na ñoo xam ne dañ leen dugal en quarantaine deful sax 14 jours ils sont libres en une semaine nañ leen téye génnee leen. Une semaine. Oui. C'était pas une quarantaine, il y avait peut-être quelque chose derrière qui ne dit pas son nom. Très bien. Mais vraiment, c'est quand même assez bizarre. Au moment où on parle de vaccins, on parle de tests sur les Africains. Oui. waa Europe yëkkati ko tout le monde a voilà yëkkati wax coow li bari. ñu teg ci suuf tegaguñ ko sax ci suuf la Chine prend tous les Africains regrouper leen di def ay tests ci ñoom naan non dañuy xool ndax wér nañ. si ñoo xam ne da ngay nekk ak sa jabar muy chinoise. on te prend attendez c'est important Sidi Laye. da nga bëgg a wax ni jamono ji chinois yi ñu ngi testé vaccin wala quoi que ce soit si sénégalais si africains yi foofu. non je n'irai pas jusqu'à dire que ni ngi testé mais dama ne du ma ñaaw njort mais damay ñaw njort. mbir bi du ñaaw njort de ñaw njort la xoolal le hasard n'existe pas c'est-à-dire dafa tombé donc étudiants yi ñu ko def ci boppam ñoom noo ma ne waxal nu lii c'est bizarre parce que on a fait des tests ils sont négatifs ñu dugal leen en quarantaine matul sax une semaine on vient faire d'autres tests et on leur dit que vous êtes libre mën ngeen génn les autres tests vous allez les faire ci point de test yu nu nekk ci dëkk bi ñoom seen xel moo ñaaw am na si ñoo xam ne on leur a fait même ci ay prise de sang mais on n'est pas là pour dire que dañu def ay tests mais c'est cette détention là qui est inhumaine qui est vraiment inexplicable qui ne dit pas son nom. Comment on peut prendre les noirs et les prendre comme ça yow sa jabar day doon chinoise nga doon sénégalais nu ñëw jël la yow bàyyi sa jabar tëj la yow bu fekkoon pour bañ feebar bi kay xanaa kër gi ña fa nekk ñëpp nu ñuy jël yóbbu en quarantaine. mais jël ku ñuul ki ba fa ku weex ki. très bien. très bien jërëjëf dañu dellu soit léegi ak yow ci say attentes alors professeur bu ñu déggee Sidi Laye lan moo la gën a marqué ci li mu wax. waaw am na ñaari aspect mooy d'abord bi mu njëkk a wax ni dañ leen doon boddi foofu daanaka mën nañ ko waxee noonu parce que même bu fekkee tuddul terme bi genre racisme lay nuróol parce que ci li mu expliqué nee na amul benn raison scientifique bu war a mën a tax ñu teg leen ci quarantaine boobu de manière continue benn aspect bi également moom wax na ko mel na ni ñi nga xam ne moo di autorité consulaire yi am na ay démarches yoo xam ne ñu ngi koy def ba moom ci boppam nee na wax dëgg yàlla gis na ne ñu ngi def seen loxo ci biir donte xaw naa doyandi mais xam nga yu mel nii du ci mën a xuus trop donte comme ni mu koy waxee ñaaw xel ak ñaw xel mais loo ñaw xel bu fekkee li ngay wax dafay engagé ay relation diggante askan diggante ñaari réew toujours da ngay jël li nga xam ne am nga ci certitude absolue nga teg ko sur la table. Absolument. kon première réaction bi dañuy dénoncer parce que bu ñu ko déggee na mu waxee ak nañ koo amee ci mébét bi dafa mel ni daal dañoo singili ñii nga xam ne ñoom ñoo di doomu Afrique parce que ku am jàngoro bi ki ñu ko waxee Nigéria bu doo gis ne Nigéria la da ngay jàpp ne aw doomu aadama moom la jàngoro bi dugg kon nag nañ ci taxaw suñu nguur wax dëgg yàlla en général situation yu mel noonu dañu doon familiariser quand même ak ñoom ñu jóg dugal ci seen loxo bu fekkee dafa desandi ñu leen di ñaax consul ba fa nekk mu gën cee taxaw ba seen ak yelleef ñu sàmm ko ba mu mat sëkk. très bien waaye comme xel ñaaw na surtout comme xel ñaaw na par rapport ak ay tests yu njort ne xëy na def nañ ko si ñoom il est aussi important que autorités yi nga xamante ne ñu ñoo fa nekk jéem a jël attache su ñi ñaaw njortu googu la wala ñoom ñi ñaaw njort ñu dem seeti seen i kilifa ñu leen jaboote foofu waxtaan seex ñoom ñu jël si dogal yi nga xamante ne moom lañ si war a jël. waaw loolu fulla ak fayda la parce que man maa ngi doon wax sama benn xarit ma ne ko heureusement que sax virus bi jógee Chine parce que bu jógeewu leen Chine jógee Afrique moom mara détail yi dañ ne ngawte naan musiba àdduna bi yëpp ñun ñoo ko gàddooti kon nag loolu dafa war a jeex le nègre comme disait David Diop éternellement humilié massacré loolu daf fi war a jógee parce que vraiment doy na sëkk ak barke mais nag comme ni ñuy wax dañ ciy xaw a teeyagum parce que suñuy responsabilité du nekk du muy engagé wu ñu nekk ci loo xam ne dañ koy wax te amaguñ ci benn certitude mais on lui fait confiance moom am na information yi te comme am na information yi jot liñ ko consul bi yaakaar naa ne vraiment nañ ci def liñ ci war parce que bu fekkee ni mu koy laam-laamee ci prise de sang yooyu dañu njort ñu kii tester ay vaccin loolu crime contre l'humanité la ils sont passibles même de la CPI wax dëgg yàlla loolu moom war tamit jàll alors fii ci suñum réew fii ci Sénégal bu ñu dellusee gis nañu ne ñu ngi jël ay matukaay ci marché yi am na marché yoo xamante ne nii professeur tëj nañu ko wala marché yoo xamante ne dafa am heure yu muy tëj ak heure yu muy tëjji marché Colobane tey boo sol masque daanaka doo fa dugg waaw loolu ñoom jël nañu seen matukaay ci wàll woowu waaye dañu seetlu ne fële ca Tëngéej
am na benn marché boo xam ni mooy moom la ñuy wax marché légumes ca marché central ba dañu jël dogal tëj li ñuy oowee les commerces non essentiels waaye dañu nemmeeku ne parallèlement daanaka dafa mel ni sax limu doomu aadama ya fay teew dañu doubler wala ñu tripler ñu xool anam yi nga xam ne noonu la mbir mi tëddee laataa ñu si waxtaan xool yan dogal moom moo si am ak ndaw la ñu fa teewal foofu ci Tëngéej muy Babacar Seck. waaw marché central bu Rufisque mu ngi noonu li ñu doon bañ mooy dajaloo bi ba tax ñu tëj suñuy place ñun ñëpp waaw ba tax ñun ñu tëj suñuy place ba pare ñu bàyyi dajaloo bu métti mu ngi nii moo am fii ci marché Tëngéej mu ngi nii dajaloo bi nga xamante ne moom la ñuy bañ moo fi am au lieu ñu bàyyi jaaykat tasaaroo jaay seen njaay dem seen yoon mais defuñu loolu lépp dañoo bàyyi ñu dajaloo benn place dugal leen ci benn ruq moo nekk nii li ñuy bañ a ngi nii. alors donc Babacar Seck moom moo nekk fële ca Rufisque Babacar est-ce que yaa ngi ñuy dégg Babacar Seck donc moo nekk à Rufisque professeur war na dikk ñun léegi ci la nga xamante ni moom mooy tolluwaayu doomu aadama yi ni ñuy respecter précautions yi surtout ci lieux yi nga xamante ni moom mooy lieu public yi ndax marché bi boo gisee ni mu jégee dayoo par rapport ak doomu aadama yi nga xamante ne ñoom ñoo fa teew dinañ gis image yi léegi dinañ si dellu siwaat léegi pour ñu gën ko nemmeeku muy loo xamante ni daal jur na njàqare boom Babacar xamaloon nañu ne préfet mu ngi doon janoo ak ñi nga xam ne ñoom la war a janool ngir ñu xool yan dogal la ñu war a jël yeneen ngir daal di indi saafara définitivement ci loolu mais déjà ñu déglu ko ba xam rek lan mooy tolluwaay bi jamono ji Babacar ndax yaa ngi ñu dégg Babacar Seck Babacar waaw Babacar gis nañu image yi nga xam ne bu ñu si image mën a dellu si waatal image yi nga xamante ni moom moo am ci Tëngéej ci marché ba tey jii am na dogal bu waroon bàyyi ko ci préfet ana fu mu toll. waaw dëgg la Khalifa image yi ñu wane léegi. marché central waa Tëngéej la. xam nga ni marché central bi dañ tëj bépp magasin boo xam ni. jaayul ñam maanaam alimentation rek ñu tëjee loolu depuis démb lañ ko commencé appliquer. mais bi loolu amee dafa am ñoo xam ni dañ leen bàyyi ci marché bi. mooy marché jën ak yi nga xam ni dañ doon jaay légumes yi li nga doon gis léegi foofu marché légumes la maanaam suba gi nit ñi dañ fay dajaloo li ñu mën a jàpp ci marché Tëngéej mooy li muy polarisé ci ay population yi fay ñëw dafa bëri diggante Kër Massar Bambilor Sangalkam Bargny ba Diamniadio foofu ñuy ñëw wax nga ko léegi ci le préfet dafa jël ndogal tey mais marché bi dañ koy toxal foofu ci centre de course li nga xam ni yaatu na lool mën nañ fa def aménager ay état yoo xam ni dina am espacement pour que nit ñi bañ a ñaan lool daal li nga xam ni préfet mujj na ko jël ndogal xam naa dès la semaine prochaine incha allah loolu préfet dina ko jëmal pour toxal marché bi nga xam ni mooy marché légumes ak état yi nga xam ni moom la doon teg ci mbedd bi. Babacar donc décision bi mooy semaine prochaine lañ koy toxal. Est-ce que cela veut dire que demain déjà bu ñu delluwaatee marché ba nii la war a mën a mel. waaw ça c'est sûr xam naa ni suba ku fa dem aussi même situation nga fay fekk loolu il faut dire que aussi nemmeeku nañ ko bien que yenn magasin tëj nañ mais marché jën bi ak marché légumes bi surtout nii lay mel nii lay mooy di mel que marché bi li fa jël muy décision mooy 16 heures la ñëpp di laal dañ nit il faut dire que avant regroupement yi dina am temps pour mu am comme ni muy am ci image yi Khalifa. Très bien jërëjëf Babacar Seck professeur comme ni ñu koy faral di waxee des images qui se passent de commentaires. te amul kenn ku ñu séen mu takk masque. lu mooy benn femme bu. teg kol gi si bakkan bi doy na waar. moom méngoog li nga xam ne moom la ñu Momar Alice Niang indi woon keroog rek ca Ndar. donc mu mel ni lii bomb la boo xam ne parce que dégg nga gox yi Babacar lim. ñi nga xam ne ba Sangalkam fa la ñuy jógee di daje ci marché boobu. kon nag dañu war a jël matuwaay yi man dama yaakaar ne amatul lu ñuy laam-laamee fi meg di hésiter dañu état bi dafa war a décréter
que port masque bi dafa war a obligatoire au moins dans les lieux publics parce que recommandation lañ toll mais dañu war a dépasser recommandation mu nekk loo xam ne contrainte la boo ko solul gars yi dañ la jël yóbbu la fañ la war a yóbbu parce que lii nga xam ne nit ñi nu ñu tàncaloo ni xeex boo mënti defit campagne boo mën jël sensibilisation protection du am njëriñ tant que situation yi ni mu fi am kon nag état bi dafa war a franchir le pas daal di imposer rendre obligatoire le port des masques dans les lieux publics kuy dem marché kuy dem ci biti kuy dem ci yenn bërëb bi nga takk mais c'est déjà inquiétant bu fekkente ni dogal bi semaine prochaine rek la war a intervenir semaine prochaine c'est vrai qu'il y a deux jours mais 2 jours la yoo xamante ne nii c'est une éternité danger la boo xam ne parce que yaa ngi koy laaj sax naan ko ndax suba nii lay melati boo moytul mun la y a toutes les raisons de penser que nii lay mel kon nag c'est vrai que lundi mën naa sori mais dans tous les cas il ne sera jamais trop tard na ñu décréter daal rendre d'abord ñu toxal marché bi def naa loolu la wax mais ensuite ak marché bi fu mu mënti nekk port masque moom wax dëgg yàlla dafa war a obligatoire parce que defe naa am na sax xamatuma ndax professeur Seydi la am na ko wax ne am moom la mais il a parfaitement raison parce que man gëm naa ni port masque mooy l'arme la plus efficace te ministre bi aussi wax na que dañ ko comme loolu la nag mais nañu franchir le pas bu mu nekk recommandation na nekk contrainte ñi mel ni man xamuñ lan mooy recommandation ñoom da nga leen naan ku solul aw masque doo dugg fii wala boo solul masque dañ lay jël dugal la ci oto bi yóbbu la ca police ba loolu lañ xam kon nag nañ yegg foofu parce que suñu wér-gu-yaram jar na ko mu nga waxoon nañ ko sànq si njalbeen si xaaj bu njëkk bi bii nag daanaka professeur sànq cof na ko mooy coow li nga xamante ne ni moo ñeel jamono ji mbirum transportu aide alimentaire bi ñu ne Diop Sy dans toutes les sauces lii la si indi ci élément de réponse ak yeneen yoo xamante ne ni également yitteel na ko ci wàll wi. alors Diop Sy dañuy faral di wax Diop Sy dans toutes les sauces Diop Sy mu ngi ci lotissement yi mu ngi ci transport bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen te li si ëpp ñaare dañuy dégg lu bari ay litige loolu lan moo ko waral. léegi dama bëgg d'abord ñu xam dara nit ki buy liggéey day liggéey man damay liggéey dafa nag ma ñëw rek dama ñëw rek dama doon liggéey université maa yoroon restaurant universitaire man maa ko yore woon bi ñu def privatisation université c'était avec moi c'était pas avec quelqu'un d'autre te pourtant j'étais pas professionnel j'étais fournisseur ma xëy suba ñëw jël restaurant tey ñi nekk université am na ñu jaar université tey nekk ay cadre ci dëkk bi xam nañ ma foofu lañ ma xamee muy benn lu dëgg bu ma amee fenn fu muy liggéey quand tu travailles dans le domaine du transport munoo yem ci benn liggéey rek amul transporteur bu yem ci benn liggéey transport ça veut dire que ne que yow xamuloo transport moo tax mais ñun ñu judd ci transport màgg ci dañu diversifier les travaux qu'on fait dans les transports loolu moom mooy suñu def. bu dul mais li teexel mooy li si ëpp marché état yu si bari Diop Sy. mais Khalifa nit ñi dañuy wax mais amul marché état bu ma jël dañ naan marché état bi ëpp coow laa nekk mooy mbalit parce que dañuy liggéey te kenn. lotissement yi également. non lotissement yi non. c'est-à-dire si y a eu le cas de Almadies 2. à un moment donné te loolu ba tey kenn xamagul fan la mujjee. non lotissement yi tamit c'est la même chose li ma lay wax nii état bi moo ñëw boobu temps lotissement boo koy def da ngay def dañ lay fay par des terrains lu dëgg. quand tu fais un lotissement da nga am matériel lotissement boo amulee matériel lotissement non matériel lotissement bi ma koy jël syndicat bi moo ma ko jox ak ñu ne léegi kan mooy fay ñu dem ci administration parce que c'est syndicat bi mooy choisir c'est pas l'administration qui a choisi c'est le syndicat qui avait choisi pour ñu def ko état ne comme syndicat bi choisir na li syndicat bi choisir ñun dañ ci boolewaale li nga xam ne moom la ñu war def état c'est ça la raison. mais c'est pas l'État qui m'a choisi on m'a jamais choisi man damay dem appel d'offre di gagner c'est-à-dire il faut nit ñi xam ne que tooguma nii rek ñu gis Diop Sy mu nekk ci télévision bi di wax rek nangam daam déedéet wala muy politique déedéet damay liggéey ku ma xam ne ci liggéey nga ma xam kenn mësuma dégg ci tappale kenn mësuma dégg ci fen bu dee defal lu baax tamit damay def lu baax ni ñëpp dégg naa nit ñi ñu ne ils sont des patriotes xanaa tey lañ nekk patriote ñun bi ñu commencé def dafay tey li ñu def ngir yàlla mënuñu ko wax nit ñi di ko dégg parce que rus naa ko ndax def ma woon pour tey jii nit wax ma dara rek xoos ma rek ma di ko tudd. mais en parlant de rus yow. ndax yenn saa yi lan mooy doon sa sentiment est-ce que doo jékki-jékki am envie bàyyi parce que li ñu lay coow li ñu lay tudd ci loo xamante ne nii dañ siy njort lu xóor ak conflit d'intérêt par rapport ak nguur gi sa dëgg-dëgg xaw na bari. loolu moom laa leen c'est-à-dire li ñuy wax yëpp mbalit mi dong la ñuy wax la nit ñi mën a wax nañu ma wax beneen marché bu ma état jox c'est-à-dire moo loolu c'est-à-dire loolu laay wax c'est-à-dire amul benn marché bu ma état jox amul directement ça n'existe pas marché bu ma dem dama gagné appel d'offre bu ma gagné appel d'offre nag dama concourir comme ñëpp
mais am naa droit concourir tamit wala man dama war a am entreprise ba pare entreprise bi du concourir loolu mënul nekk di kon entreprise bi dootul dund bu ma wóoree ne que bu ma defee bu ma concourir danaa jaar fii danaa gagné wala ainsi de suite am naa chance am naa yoo xam ne dem naa te gagné wu ma am na yoo xam ne damay dem du ma gagné am yoo xam ne damay dem gagné am na loo xam ne ñoom mënuñu ko mën naa ko mën am na loo xam ne maa am matériel bi mais fii dem nañ fi affaire assainissement affaire inondation gars yi di wax mais Kaolack bu daan inondé bu dul man kenn du ko dindi xam nga lu tax man nag maa fi amoon moto pompe yu ko mën a dindi keneen am ko fi. léegi jot na tey nga leeral sa patrimoine pour xëy na yenn saa yi xel ñaar ba ñu am. leeral ko ak par rapport ak kii moi je suis un privé laalu ma patrimoine état li ma am maaka moom. non c'est justement pour ñu xam ne bu fekkente ne ni dayoo bi la ñuy nattable ba si njort ay parparloo xëy na loolu yanul maanaa loolu si mën a wax pour lu leer loo xamante ni kenn du ko dindi. non li ma mën a wax lu leer mooy patrimoine bi moom maaka moom maa ko liggéey dama ci sonn di ci daw suba ngoon ak guddi di sant yàlla nag bi ma ko defalee. ak marché yi ngay gagné. marché yi may liggéey ak privé yi moo ëpp doole sax li may liggéey ak état c'est-à-dire il faut nit ñi comprendre que gis nga autoroute bii ñuy wax nii dama laaj Eiffage moo ko gagné xam nga mais bu ñu départ mu tàng ñoom liggéeyuñu ko maa ko liggéey ah maa jël samay camion jox leen ko ñuy liggéey ba keroog ñuy taxaw. luy leen ko waaw bi ñu commencé fii nu mu tudd commencé ba ci comment il s'appelle lu mu tudd ci terre bi ñu koy tàmbalee amuñu camion yoo xam loo man maa doon liggéey suba ak ngoon ak guddi samay doom di 2 heures du matin ñu nekk ci chantier yi di daw. loolu beneen marché la boo gagné wala. dama lay wax ne la que loolu c'est des marchés dans lesquels dama si liggéey ak état te pourtant dara j'ai eu des part état day dem ba càng am noo xam ne sacrifice lay laaj ma def sacrifice bi parce que bu ma deful sacrifice bi am na ñoo xam ne duñ def sacrifice bi. apparteneur bi lan nga jot a def si mel noonu. mais yi ma defar bari na mun naa la wax aussi xoolal zone industrielle bi ñuy wax nii plateforme industrielle de Diamniadio chinois yi fi ñëw doon ko liggéey man lañ doon liggéey ñoo kenn. yow lañ doon liggéeyal man lañ doon liggéeyal. c'est-à-dire yaa leen embauché wala yaa leen équipé. ñoom ñoo ma sous-traité liggéey. donc chinois yi dañuy ñëw ba dañu jóge Chine ñëw ba Sénégal appuyé aussi yow pour mën a def liggéey bi tax ñu ñëw. xam nga lu tax bi ñuy ñëwee di defar liggéey bi man maa defar plateforme bi ba mu jeex maa ko terrassé man kenn maa indi latérite bi man kenn maa def les points man kenn liggéey ndox ñoo xam nga lu ñu def teg charpente yi ba te ba ma fay nekk ba ma koy commencé kenn ñemul fa dugg nit doomu aadama ñemul taxaw foofu te plateforme bi lañ jëkk liggéey. mais donc kon ñun bu ñu wax ne que entreprise bi nangam entreprise bi la entreprise mi ngi liggéey di am ay liggéey di ko def sans man donc tey am loo gis lu nekk rek dafa am yoon les gens ils parlent quelquefois da ngay dem ba mu yàgg li nga ma wax sànq c'est normal da ngay nit ki da ngay dégoûter yenn saay parce que yow sacrifice yi ngay def ak li ngay rey sa bopp ak li ngay sonn pour mu baax wala pour nit ñi sentir seen bopp man. taalib non man du ma wax parce que loolu mooy simple man je ne veux même pas parler. man taalibi laa dama bëgg d'abord nit ñi xam ne man taalibi laa dama gëm te li ma gëm dama ko gëm dama gëm defal nit man naa wax ne que fii dëkk bi ku nekk social nga mais dama naan na kenn ku nekk social bu ñu socialoon ñun ñëpp kon dëkk bi neex na. jekki nga ne man lépp loo xamante ni dafay jur coow wala lépp loo xamante ni ci wàllu nguur gi day taxee moom sama loxo dootu ko laal. non dama ne. loolu du ma ko wax parce que dama yor entreprise bi day liggéey man mun naa bañ a feeñee di bàyyi ko samay doom mais bu loolu tamit du tey bu subaa xam nga lu ñuy wax dafa nekk ci ginnaaw doom bi di ko liggéey ñi ngi xat samay doom di te pourtant samay doom pourtant ñi ngi liggéey seen liggéey te booluñu ma woon si seen liggéey am naa doom buy def communication mais pourtant ñi ngi koy xat te moom yoonam nekku si xamul nu mu demee nee na ñu nangam te moo def boppam defaruma ko dafa defar boppam liggéeyam ba toll fi mu toll. dégg naa si télévision bi démb kenn ko naan man maa influencé wu ma kenn yëguma sax bi mu koy def yëguma ko sax parce que xaw ma si communication dara muy benn deuxièmement tey bu ma nee damay bàyyi dootuma liggéeyati sama aaj may na ma ko mun naa toog seetaan mais du ma bàyyi sama njaboot aussi du ñu liggéey dama naa leen encadré alal ji samay dooma ko moom dama leen di bàyyi ñu topp seen alal di ko liggéey ma di leen tette di leen woon yoon di leen woon yoonu njub yoonu baax ak yoonu def lu baax man loolu laa gëm dama gëm ni nit ku nekk da nga war xëy suba def lu baax nit ki bu defee buy dox te defatul lu baax ba yeboo mu bàyyi man lépp lu ma def te gis nga lii ñuy def nii yàlla seede na li may wax nii utuma ci xaalis.
man xam laa ci wut ngërëmu yàlla am na xaalis de mais ngërëmu yàlla laa si wut plus xam nga moo doon wut xaalis damay def moo doon wut xaalis kon damay dem toppi transporteur yi ne leen xeex def 50 francs la tonne kilométrique defuma ko te samay am na 80% yi samay àndandoo lañ samay xarit lañ ñi ëpp ñi ma si mere ñoo ëpp ñi ma si merewut te xam naa ko mais dama leen ne man ñoom xam nañ sama jikko. est-ce que tey mën nga wax Sénégalais yi sab dayoo ci wàllu patrimoine pour bu ëllëgee yu ni mel bu xewee comme li xew si wàllu chinois yeeg yu ni mel mu bañ a jur mbetteel. ñu dañ lay enrichir par exemple bu fekkente ne loolu moo am. dama lay wax benn affaire kenn mësuma enrichir kenn du ma enrichir j'ai un patrimoine xam nga estimé à combien mënu ma ko estimer parce que patrimoine bi ma am doo nit ki du wax alalam nit du catu boppam am na loo xam ne du ma ko wax si mbedd maa ngi sant yàlla ku ma xool ak nu may doxee ak li may def ci dëkk bi xam nga ne que soxlu ma dépense yàlla suturaan na ma ba damay xëy suba di joxe dépense suba ba ngoon jot kon damay sant yàlla ba ma mayee ma bokk ci ñiy joxe loolu sant yàlla laa ci def li ma war a def si sama waa kër maa ngi koy def li ma war a def samay xarit maa ngi koy def yi ma war a def ci jaamu yàlla yi nga xam ne xaw ma leen xamuñu ma maa ngi koy def kon dama leen di sant aw ma leneen lu ma siy wax parce que man du ma wax laa sama dayoo du ma ko wax mais dama leen doon wax ne que ba ma commencé liggéey ak léegi ba waxuma dara waxuma la sax université ba ma commencé liggéey Socovia laay wax de mënu ma sax expliquer bu ma expliquer lépp sax du sotti ndax du fi xaj ndax fi ma jaar yëpp mënu ma ko wax ngooñ sax jaay naa ko ngooñ jaay naa ko waaw ngooñ jaay naa ngooñ jaay naa yàpp lu ne def naa ko yor naa restauration lu nekk def naa ko kon nag tey bu nit ñi dee wax quelquefois dañ may retaanloo. xanaa xëy na colère gi nga am ak ñenn ci nguur gi xëy na moo waral yenn saay xel di tey. mais xarit la. mais xarit ba si marché public dafay xaw a déggu li ma la conflit d'intérêt lay méngool loolu. aw ma marché public doo dégg li ma la wax Khalifa wala sa noppi dafa dese dama ne la aw ma marché signé wu ma benn marché public na ñoom nañu wax à part mbalit mi depuis Abdou Diouf ba léegi maa ngi si mbalit ku ñëw ci mbalit bi nga ma fekk waaw depuis Abdou Diouf étranger yi yoroon mbalit bi maa leen génnee Sénégal waaw kon man war naa ñeme nag quand même c'est la moindre des choses man damay xeex pour sénégalais yi am man dama yaakaaroon ni sénégalais bu ñu nekk sénégalais lañ ko jox moo koy liggéey ñu kontaan man loolu la yaakaaroon ni mais mu mel ni comme léegi sénégalais bi daal warut am dara sénégalais bi warul am cër sénégalais bi warul am marché sénégalais bi daal dafa war nekk ci ginnaaw kenn ku nekk di wax ñii naan rafetlu naa ko ñii naan rafetlu ma ko loolu mënu nekk yéen tamit nag. mbiru ceeb bi pour terminer coow li si am yëpp dégg nga ko mbiru ceeb bi dégg nga coow li si am yëpp. tuuma yi ba tey fayagul nee naa la am na plainte boo xam ne nga yëgagoo ko eh bien est-ce que da nga bëgg a yem si tontu rek wala da ngay envisager beneen xeetu pàcc ci gàkk bi ñu la gàkkal bi nga jàpp ne moom la ñu la gàkkal. non ku ma gàkkal ku nekk rek jàppal ni dinaa la tontu muy benn parce que dindi tuuma du ragal. naa la tontu rek côté boo xam ne war naa la fa tontu rek naa la tontu mais wax si Diop si mu neex la noonu rek nga def ne jeex na xamal ni jeexagul. foofu rek laa mën a yem mais du ma man li may def du ma ko wax parce que fi ñu toll nii ñi ngi doog a rek commencé affaire bi boo fi bëggee wax naan damay def nangam ak nangam dootuma def dara xam nga actuellement la moom ma préoccupé fexe ba lii ñu ma sant ci liggéey mu àgg ci biir population sénégalaise yi man sama problème yëpp mooy na liggéey bi réussir bu ñu paree ba rendre compte ba pare nag bu boobaa kenn ku ne dina xam mooy kan mooy sas sa morom parce que fi ñu nekk wax ji bari na. kon képp koo xamante ni jàpp nga ne dafa yëkkati gàkk teg sa der bu opération yëpp jeexee. mën na laa xaar si yoon. dëgg li ma dama ne nañu bàyyi ba mu bu jeex parce que ne du ma delloo wax loo xam ne bu ëllëgee bu ma ko waxee nga ne ma yaa ko waxoon sama télévision wante defoo ko du ma def loolu. très bien alors pour terminer Diop Sy lan mooy sa contribution ci xeexu Covid 19 bi ci Sénégal. sama contribution comme li may wax toujours ci nit yi kenn ku nekk yaa ngi compris man sama xeex bi jëkk si daara yi laa ko sama xeex bi may def yëpp ci daara yi laa ko concentré woon. parce que mënu ma woon supporter di gis xale yi nekk ci mbedd yi di saraxu donc dama wër daara yi li may wax ni bëgguma ko san wax mais il faut ma wax ko maa wëral sama bopp daara yi nekk biir Ouest Foire wala yi nekk Parcelles wala yi nekk Grand Dakar man maa leen di yëbbul sama bopp wala ma boole leen ak nit ñu yëbbul jox leen pour ñu dund au moins pendant pour xale yi nga xam ne ñooy ci mbedd bi di wër di saraxu ñu mun leen bàyyi seen i kër ñu toog loolu moom def naa ko sama participation personnelle def naa ko Dakar
def naa ko Tivaouane waaw. lan moo tax gratuité bi proposé woo ko ci transport bi en tant que patriote. mais en tant que patriote gëwuma ni que war naa mën a proposer gratuité parce que booy proposer gratuité da ngay def gratuité bu total man tey ji mu doon def gratuité du ma laaj état bi essence. la ma la ko tere def la. non du ma ko def dama ko deful parce que c'est un cadre de travail nit ñi am nañu y a des moyens qu'il faut mettre mais du ma ko def mais dinaa fexe ba état bi kenn du ko exploiter te loolu laa def boo gisee coow bi bari dama doon bañ ñu dil état bi loolu moo tax ñëpp mere ma mais ñi ma mere ñëpp garaawul pour man. kon dañu lay tooñ dil mais en réalité da nga toj dil. voilà damaa toj seen dil bu fekkee loolu la ñuy bañ a dégg nañu jàpp ne que dama toj seen dil ñoom xam nañu man xam naa man ñoom ñuy wax ñëpp xam nañu li ma wax ñiy wax gratuité sax gratuité wuñu 62 camions ku soxla 1000 camions nga ne 62 camions laa am mënu sotti Khalifa il faut que nit ñi wax boo xamante dëgg dama ne li ma def moo toj seen dil loolu moo indi maire bi ak coow bu bari bi jëf si lii jëf si laa yëpp looloo ko fi indi du leneen. professeur finalement kan lañ mën a óolu bu fekkente ni ñi taxaw ne ñoom ñoo joxe seen i camion gratuitement. eh bien ñoom ñoo doon utal lu xóor ci li Diop si wax. ba mu toj seen deal bu fekkente ni Diop si en tant que patriote moom nee na non mënu ko def parce que day liggéey. bon finalement. par quel bout prendre les choses. waaw deal moo fi waraloon am bañ koy toj. oui waaw parce que mbir mi. encore une fois ni ma la ko waxee sama prise de parole bu njëkk bi mu intervenir. affaire bi enjeu bi dafa nekk feneen. c'est-à-dire que élan patriotique dëgg mais fii la waroon a feeñee Khalifa. élan patriotique dëgg kenn waxul ne xëy na nga def gratuit totalement moom wax na ko mais lu tee mais nga ne jox leen ma carburant ma yóbbu. parce que fii mu toll nii. non moom c'est tout ou rien. ah dañuy c'est tout ou rien. tout ou rien mooy maanaam. soit day def gratuit total. wala du laaj carburant. waaw boo xam ne du ko def parce que c'est les affaires sont les affaires. les affaires sont les affaires. waaw mën na nekk ci logique am aussi parce que dafa am comme ni mu ko waxee. société war a ut liggéey. mais man doo fi nekk di trancher parce que man mënu maa trancher. xam nga moom moo la jottali. moom mel na newul tere ñoo ba waaye dégg na lii la kon bon on peut lui accorder ça. mais comme man ak yow amuñu une base claire boo xam ne mën na ci sukkandiku pour wax. donc du ñu boddi kenn. mais li ñuy wax daal deal daf fee warta am ba ñu koy toj. parce que benn enjeu moom moo fi am. mooy réew mi moom mooy mbas mi. ñu fexee ba lijjanti ko loolu daal moo fi nekk Khalifa. bañ a passer à côté de l'essentiel. c'est ça te surtout ñu bañ a fàtte rek ne jamono jii werante bi bari na waaye jamono jii li ñu war a gën a bàyyi xel. mooy ñaan. du ay jullit lañ. parce que moom rek du ay catholique lañ. nañu ñaan googu nag nga ni tey dugal nañ ko ci biir ànd xeex coronavirus talal suñu loxo yàlla te moytu pomi loolu dana doon lu ñuy sàlloo ba fi jàngoro ji di jóge dañuy ñaan mu doon lu gaaw a gaaw waaye nañu ko baaxoo prof comme télé bi ñoom télé Sénégal la mënuñoo noppi si ànd xeex bi te booloo ñu leen si kon seen wàll ngoog. numéro bi daanaka miin ngeen ko léegi mooy 33 824 88 06 ngir ngeen joxe seen xalaat ak seen gis-gis ci li nga xamante ni moom mooy li fi xew ci réewum Sénégal waaye tamit anam yi nga xam ni noonu la Covid 19 bi di fagagale réew mi ci suñu njàppale ñun ci suñu complicité parce que bu ñu waxee waxu cas communautaire ñu gis lu ñu gis Tëngéej. bu ñu waxee waxu cas communautaire te ba nëgër ni doomu aadama yi comprendre ñu ne masques yi waruñu xaar sax ñu sant leen ko pour ñu takk ko bu ñu demee ba président de la république ne boo moytuwulee eh bien dana yokk couvre-feu bi boo moytuwulee dana jël yeneen i dogal yu gën a tar dafa mel ni kon war nañoo gën a fàttaliwaat suñu bopp li nga xamante ni xëy na moom mooy suñu wareef ku nekk ci wàll ba nga féete professeur. dëgg la ku nekk war naa def li nga xam ne mooy pàccam. parce que donte nguur gaa ngi def li muy def waaye ñun ñoo ko mën a dimbale te dimbale suñu bopp la Khalifa. tigi alors ñu jël suñu premier téléspectateur ci 33 824 88 06 asalaamaaleykum. télé bi. maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kay bu dee mën nga wàññi téléviseur bi rek comme ça ñu gën la mën a dégg nga wax ñu fi ngay wootee ak ni nga tudd. Khalifa na nga def. ñu ngi sant bu baax. man la Magana Dieng yëmbal. Magana Dieng. jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw kay jërëjëf Magana. di kontaan ci émission bi. jërëjëf. di nuyu professeur. jërëjëf. ku am solo la ci télé bi ñu ngi koy déglu bu baax a baax. jërëjëf. waaw ñu ngi wax ci man li may wax.
Covid 19 bi dinaa ci wax waaye li may wax dëgg ci yoonu Kër Massar bi laa koy wax ci nag yi ñuy bàyyi ci yoon wi. boo jógee Kounoune jëm si croisement Kër Massar. oui. ay nag ñooy traversé 2 voies gauche droite. mu mel ni daal foofu daal maanaam préfet bi wala maire bi dañu gisul loolu. ndax man barki démb jaar naa fa jaar boo xam ni yàlla xam na ni tuuteetee ma dal ci kaw nag yi. tigi. te loolu moom ñi may déglu ñëpp. di dégg li may wax xam nañ ni voie boobu ba ci kër cité Maam Dior boobu nag yi gauche droite la ñuy traversé. te wax dëgg yàlla loolu moom danger. dëgg la Dieng. bi ci def. oui. fii ñu nekk nii ci yëmbal. ñaari fan yi ñetti fan yi yëpp dañoo tëj suñu place. ba bu ñu xëyee suba ba ngoon jot ñun ay ouvrier lañ. daanaka du ñu liggéey. place yi nag am na yu ñu tëj am na yu ñu tëjul. oui. te ñëpp bokk fa nekk kenn ku ne di wut looy am. ma jàpp ni tëj bi bu dee am dañoo war a maasale ñëpp tëj. wala ñu tijji ñun ñëpp ñu ànd liggéeyandoo. li may wax ñi dëkk yëmbal nga xamante ne bii maag ñoom ñoo fa bokk nekk yi liggéey. gis nañu loolu. jërëjëf Dieng. ma bëggoon nag ki nga xamante ni kii mooy tëj place yi moom mu xoolaat loolu bu baax. jërëjëf Dieng Magana Dieng doon ñu woowee fële ca yëmbal professeur nag yi moom je pense que bu traversé bërëb yooyu moo gën a dangereux. mais nag yi ñu ngi sax fii si digg Ndakaaru. autoroute bi. waaye nag yaa ngi doxantu ci autoroute bi. xam nga jamono yi ñu nekk ci kër ga la waxoon naa ko ba waxoon la man la dafa mel ni daal ay bagage pël ci nekk wala ay bagage xaw ma lan waaye nag yi jaaxal na ñëpp. te kenn diggante séeréer Cheikh pël si waaw mais ñëpp a ngi koy gis te duñ ci wax. mooy nag xam nga pël yi moom. mbokk Mamadou Ibrahima bu ñu jëlee seen nag yi commencé ñu ko indi ci dëkk bi. day xaw a doy waar tey li ci doy waar mooy dafa mel ni kenn ñemewu cee wax de mu daal jaaxal na mu daal. waaw te am na accident bu grave bu ñu créé woon ci autoroute bi. ba suñu artiste xarit boobu gaañu si Papis ñu féddali suñu njaal te di koy ñaanal yàlla dolli koy leer salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum asalaam ana fay wooteeg noo tudd. Alaaji Khalifa Diakhaté honorable député la Serigne Mor Niang Mbacke Bari. waaw Mbacke Bari waaw na nga def. waaw maa ngi leen di nuyu professeur. jërëjëf di leen ñaanal jàmm di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yor jàmm te dara la ko téewul yàlla doole ñu jàmm ba pare sa saar. amiin amiin. di wax rek ñu gën a góorgóorlu feebar bi bala ñooy waxee dund nañ wax ci feebar bi Khalifa toujours ci laay wax de. wallaay. ma gis tubaab bi gis àdduna bi yëpp grande puissance yëpp de nii ku ci nekk ña ngay lox fuñ toll. nekk ci jafe-jafe man de loolu laay wax. beneen bi Khalifa. Dakar sax amul problème waaye àll bi. sunu nijaay yi nekk ci àll bi ak sunu baay ak sunu papa yi. xam nga ne yow ku béy ba pare ñu mbéy ma daanaka naawe wet. ba pare ñu xëy suba defal la ku fa def état d'urgence. way amoo foo jaar amoo mënatoo jaay dara ci marché yi. ñooñu ñu ngi ci coono. way ma ñaan chef de l'État. président tous les Sénégalais. moom dafa am pouvoir bu mag bu mu yor muy président tous les Sénégalais. beneen bi jël Assemblée nationale jox ko pouvoir boo xam ne dañ ne ko lii ngay def nii pour ñu gannaaw da nga bëgg gaaw moo tax dossiers yi du mu jaar Assemblée yi lépp ci sa loxo la jaar. way kon tamit nag woo ministre yi képp koo xam ne liggéey yi defuñu dara gis nga dëkk bi ni mu tënkoo nii. ministre yu bëri Khalifa Sall am Macky Sall da leen a bàyyi ci gouvernement bi mais liggéeyu. bu fekkee ne liggéey ñu mu tas gouvernement bi fexe ba indi gouvernement bu bees ñu liggéey parce que gars yi nii liggéey ñu de. li ñuy wax ci télé yeeg rajo yi nii bokkul ak ñu nekk ci base. billaahi wallaahi taala Khalifa li nekk ci terrain bi bokkul ak li gars yi def débat ci télé. way nañ dimbale nit ñi nañ dimbale suñu waajur yi ñu ci àll bi nii. jërëjëf am na ci ñoo xam ne nii dama ne la kilo dugub bu ñuy soq sax amuñu ko. booy dimbali da ngay gaaw bala moo faatu mais boo bàyyi ba faatu pare nga yóbbul ko boo ñëwee doo ko fekk ci kër ga. du sotti ba jàmm ne mbaa dana jur jàmm. wallaay jërëjëf jërëjëf professeur je pense que plaidoyer pour le monde rural. waaw ñu bàyyi leen xel. ñu bàyyi leen xel bu baax a baax. asalaamaaleykum allo. waaw. waaw ana fay wooteeg noo tudd. maaleykum salaam. maaleykum salaam. Khalifa na nga def. ñuy sant bu baax. waaye yéen a ngi ci jàmm rek. alhamdulilah. waaw télé bi télé bee la yeexal waaw boo wàññee télé bi bul faale télé bi waaw. d'accord. waaw kay. ana fooy wooteeg noo tudd. yëmbal laay woote. yëmbal waaw. yëmbal ma ne. Diop fii. li mu wax nii dafa gën a lëndëmal. xelu Sénégal yi. télé bi. boo xoolee yow. boo wàññee télé bi en tant que professionnel. waaw. en tant que professionnel. utiliser nga
toute forme de subtilité en termes de communication pour génn kër ci doomam mais nangu la génn. man duma arbitre de. donc le fait que. le fait que rek moom. mu nekk quelqu'un boo xamante dafa constituer boppam comme kii fës ab dil. ça pose problème. ça pose problème. oui. donc man li may attiré Sénégal yi. mooy feebar bi am tey réew. oui. mu bañ a nekk ak occasion pour enrichir des hommes d'affaires. parce que loolu Khalifa bu amee rek. oui musiba la. ce serait malheureux. tout à fait. donc moi je pense que. conscience collective. du si population bi rek lañ ko war a laaj. dëgg la jërëjëf. conscience collective je termine Khalifa s'il vous plaît. donc du autorité yi rek lañ ko war a laaj. oui. mais dafa war a nekk une approche globale. tout à fait. pour dépasser le plus rapidement possible. oui situation. en effet. donc na gën a leeral mais vraiment sorteen bi daal. waaw yow daal leerul sa bopp daal. waaw dafa ma lëndëmal carrément. jërëjëf. non yow sax yow miy posé question yi professionnel bi nga doon. waaw xam-xam bi nga doon. waaw ak analyse yu pertinente yi fi nga ko bëggoon a dugal. ak fa nga bëggoon mu ñëw fa yow xam nga ne ñëwul foofu. en tout cas les faits sont sacrés. man laaj naa tontu na tegal naa leen vous faites votre propre opinion. après mu jeex. bi nga toogee di wax. bi nga toogee di wax. ce n'est pas Khalifa qui parlait avec Diop. C'était qui alors? Khalifa tentait de porter la voix des Sénégalais. Mais tout à fait, et j'ai rapporté. Après, c'est à vous de voir. Parce qu'il y a énormément, énormément Khalifa de Sénégalais qui se posent des questions. Mais tout à fait, absolument. Ce n'est pas le moment, encore une fois, de lever la voix par rapport à ce genre de situation. Oui. Je pense que l'autorité doit saisir pour mettre un terme à ça. Il n'est pas question que l'État sorte des moyens et que des hommes d'affaires véreux s'en profitent au détriment de la population. Ça, ce serait vraiment malheureux. Ok. jërëjëf prof ku nekk ak sa appréhension. waaw ku nekk ak sa yow li nga def mooy sa liggéey. après ku nekk apprécier selon. waaw mu jeex ñu jël keneen. asalaamaaleykum avant dernier peut-être téléspectateur allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ana fay wooteeg noo tudd. maa ngi tudd Modou Gueye. Modou Gueye di wootee fan. nekk Géejawaay Waxinaan Nimzat. Modou Gueye Waxinaan ok. sama dëkkandoo. Waxinaan bismillah Modou. maa ngi lay jaajëfal Khalifa. jërëjëf. di jaajëfal tamit professeur. jërëjëf waaw jaajëf sama dëkkandoo. macha allah dafa yoroon sama doom. te def na ci moom lu am solo. macha allah kon ma koy remercier bu baax a baax. jërëjëf Gueye. waaw man nag damay yëngutu li ñuy wax boulangerie. nekk regroupement des boulangers du Sénégal. man sama mbokk boulangerie rek lay soññi ci seen participation ci lii di lutte contre Covid-19. oui. ñu fexe impliqué wu ñoom tamit. ci lii nga xam ni moo di attroupement yi ci boulanger yi. oui. ak ñuy wut ay gel. waaye ñu yor ay masque tamit. li nga xam ne nii règlement de la boulangerie bi nga xam ne bii ñu ngi koy appliqué muy bu bees bi. ñu jëm ci taxaw bay ci seen wàll. jërëjëf surtout bàyyi jaay mburu mi si bitig yi. ministère de la santé la. recommandation ministère du commerce la. oui. foofu daal lay soññewaat di soññee bépp Sénégalais tamit. oui jërëjëf Guèye. ci li nga xam ni mooy recommandation yi. waa santé bi joxe. ñu bay ci seen wàll kenn ku nekk li ñuy wax engagement. individuel ak collectif. jërëjëf Guèye. waaw loolu daal laa ci bëggoon a dolli rek di leen jaajëfal bu baax. macha allah jërëjëf Guèye. alors suñu dernier téléspectateur comme ça ñu mën a yeewi Sidi Laye ginnaaw gi ñu ànd si ñaan gi laataa ñuy tàggoo asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. ana fooy woteeg noo tudd sëriñ bi. Babacar Sène laa tudd. Babacar Sène. di oote fan. yëmbal. tey waaye yëmbal moom tey ñu ngi fi. bismillah. Khalifa di la ziar. di la ziar bu baax. yow sama turam mooy Khalifa Ababacar. jërëjëf Sène laa tudd. jërëjëf Sène. di ziar le professeur. oui. xam naa sama xam si la.
depuis jàkkaarloo ba tey ba ngeen fa nekkee laata foog jërëjëf ci son intelligence humaine vraiment yal na yàlla la set daal amin jërëjëf vraiment di rafetlu émission bi jërëjëf di ñaan yàlla li may wax xalifa yal nañu yàlla defal dégg toog amin am ngëm-ngëm xam nañu Sénégal chrétien musulman maa ñu wax bokk la tigi dafa am lu bible wax am lu alxuraan wax walaay foofu rek dañ war a jëfandiku jaam bi lan mooy devoir lu dul ñaan ak tënku ci dëgg ak topp loolu mooy suñu devoir de tout un chacun de nous en tant que sénégalais walaay nañu ragal yàlla xam ne suba tout le monde va rendre compte de ses faits lépp lu waay jiite ëllëg yow ma xiyam même bi sa biir njaboot di nga toog nga layoog suñu borom lii yàlla foog mu ñuy teg ay natt ci kaw suuf mais liñ ci war a jële yëpp gis nga détail yi ñuy am ñi ko def nii yëpp delloo suñu bopp ci yàlla rek tigi yàlla def ñoo bind fii kaw suuf pour ñu bëggante xamante soppante yéeneen loolu mooy suñu devoir jërëjëf Ababacar man chauffeur la UCG laa nag ñun ñu ngi def suñu contribution pour problème mu setal bi nga xam ne Abdou Karim Fofana ak suñu directeur Sam vraiment ñu ngi koy liggéey ci dëkk bi jërëjëf Ababacar yàlla na yàlla defal jërëjëf gëm suñu bopp merci beaucoup jërëjëf yàlla na yàlla nangu say ñaan kon comme mooy li ma doon wax sànq rek période bi période du ñaan la période du dellu si yàlla la période du tuub la ñu tàggoo ak suñu ganuk tey gi Sidi Laye ci la nga xam ni xëy na mooy li ñuy sàkku jamono ji ci lu jàmp ci suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Chine ngir ñu jeexale ko rek ci genn kàddu asalaamaaleykum Laye Sidi Laye waaw kon Sidi Laye agseegul bu fekkente ne ni rek mën nañ ko tàggu loolu rek moo nekkoon yéene bi ngir mu joxe kàddu bu mujj waaye professeur je pense que lépp li nga xamante ne ni xëy na moom mooy solo bi wax na ko ci tolluwaay bi foofu ci réewum Chine ak jafe-jafe yi nga xamante ne ni askanu diwaanu Afrique ñu ngi ko fay jànkonteel muy lu yanwul maanaa ni nga ko waxee avec le volet diplomatique muy loo xamante ni xëy na ku si wax it da nga xam la nga ci wax wala nga am siy firnde dëgg la surtout boo nekkee ci télé suñu responsable dafay xaw a diis kon nag dañuy ñaax rek autorités yi ñu taxaw ci li ñu war a taxaw parce que ku nekk bitim réew ña la fa teewal jóge sa nguur rek nga am ñoom itam nañu nekk ci dëkk waaye nañu wàccoo ak noonu nga xam ne ni nga ko waxee la ñu war a toogee ci dëkk ba très bien donc bu ko defee ñu mën cee am yaakaar daal te yaakaar nañ ci lool suñu nguur gi pour mu taxaw ci dimbal leen mu ngoog incha allah kon Sidi Laye tàggoo baa ngoog di la gërëm di la sant ci ànd bi nga àndoon ak ñun ni ma leen ko diggee woon sànq dañuy def ñaan ànd ak abbé Alphonse Ndour laata ñuy ànd ak imam bi ginnaaw gi daañu tàggoo ba altine bu sooyee suñu borom kon ñaan gu jëkk gaa ngoog ci jamonoy Covid-19 gi nga xam ni tuub la yittewoo ak dellu si suñu borom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deus in adjutorum meum intende, Domine ad adjuviandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Mbokk yi suñu ndimbal a ngi ci borom bi moom mi may gërëm saa su nekk ndam el na la ko ba ca moos be moos. Amen. Yàlla aji kattan yow mi di doole ñi la yaakaar déglul suñu woote ndegem nit dafa néew doole te mënul def dara soo ko dimbaliwulee sarax ñu sa ndimbalu yiw saa su nekk booba suñu toppee say yëble dinañu bëgg te mën jëf ñi ko sa coofel xelloo ci barke Krista bi suñu borom. Amen. ci turu baay bi doom ji ak xel mu sell mi. Amen. bismillahi rahmaani rahim. ñaan gi nga xam ni ñu ngi bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu war koo ñaan ci jamono yi nga xam ni mbas mu mel ni ñii am ci jamono muy coronavirus ñaan yu bari rot na
yi jóge ci yonent bi yi jóge ci ay gaay yu baax waaye gii ñaan genn la ci ñaan yooyu mooy taxassantu bi dil izzati wal jabarut waatasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala alxayi alladi laa yamuut allahuma asrif anna hada alwaba waqina charra kulli daa wala waqina charra daa bi lutfika wa raxmatika innaka ala kulli cheyin qadir. loolu mooy sangewu naa làqu naa daw naa làqu ci keppaaru màgguk ki nga xam ni mooy boroomu màgg te mooy boroomu noteel. laxasu naa aaru naa ci boroom moomeel gi yépp ki moom moomeel gi yépp ki moom lépp. wéeru naa tam te wékku jël samay mbir wéer ko ci ki nga xam ni mooy yàlla te mooy dund te du dee mukk. yow yàlla nanga ñu soril bile nattu bile mbas muy coronavirus. yow yàlla nanga ñu musal ci ayu bépp xeetu feebar. yow yàlla nanga ñu defal loolu ci sa mbaax gi sa ñeewant gi sa yërmande gi ndax yow kat yaa am kàttan ci lépp te yaa mën a def lépp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. professeur kon ñaan gaa ngoog. amin rek la ñuy wax. amin te joxe dig daje bu sa suñu borom si ndorteelu ayu bés bi. ñu bari nag couvre-feu si ginnaaw tuuti ak tey ji je pense que DJ Padros moo jël relais bi ci week-end bi. utu fi DJ Bouba ak kii di Kumba Seck ak Baye Bara di leen gërëm di leen sant gërëm mboolem ñi ñu àndaloon Mass Mboup Modou Diouf Sidi Niang ak Cheikh Sall coordination bi ak Damiyul niki noonu Cheikhou Gaye mi yitte woon lépp lu jëm ci mbirum jokkalante bi ak waxtaan wi ñu seexoon tey ak suñu gan di leen ñaanal ngeen fanaan jàmm ci ITV te jàngoro yi coronavirus ci ñaan yi fi jib sànq yàlla daal di ñu si dégg ruse ñu ko ba daal di ñu ko fi toxalal bés bu jot daañu si ànd ak yéen ndax jamono yi du lenn lu mooy jamono yi ñaan tuub dellu suñu borom ñu fanaan jàmm.